Naata Mbaye soxna Naata bég nanu yow la ñu fas yéene àndal léegi nii ci jotaayu xibaar diggu bëccëg gi ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Baye Cheikh am mbégte itam ànd ak yéen ci jotaayu xibaar yi. asalaamaaleykum mbokk yi sant leen gërëm leen ci ànd beeg télévision Futurs Médias xibaaru digg bëccëg yi benn waxtu jot na bokk na ci li ñu nar a yaatal ci xibaar yi étudiant université Gaston Berger ba ca Ndar xëy nañu tey jilee manifester ngir ñaawlu ki ñu faat kenn ca ñoom di Seynabou Diallo moom étudiante boobu le réeroon mercredi ba le weesu alxamis lañ ko gis lu soriwul dara université ba fekk ñu faat ko. ab benn daara bu daanu woon fële ca Kaffrine ba juróom-ñeent ci ay xale am ci ay gaañu ministère de l'éducation nationale génn ci loxoom ba mu set wecc ci ab communiqué bu ñu génnee nee nañu école boobule bokkul benn yoon ci ministère bi. ay kàddu yu Éric Zemmour yëkkati jagleel ko sénégalais yi ne ay trafiquants lañu parti Pastef li muy sàkk mooy ministre bi ñu dénk wàllu biti réew mu convoqué ci nu mu gën a gaawee ambassadeur bu France fii ci Sénégal teg ci moom candidat présidentielle française boobule di Éric Zemmour mu jéggalu sénégalais yëpp parti bi dafa jàpp ni kilifa yu Sénégal seenu communiqué booy xool sax dafa tooy. ci wàllum tàggat yaram football match retour Sénégal Égypte ci éliminatoire mondial 2022 Qatar ndaje bi ñu nar ko amal ëllëg ca stade Abdoulaye Wade ba ca Diamniadio waaye li ñu gis jamono ji mooy billet yi jeex na tàkk dinañ ko yaatal ci kanam ak Cheikh Tidiane Diaw. ginnaaw bañ leen nuyuwaatee ba noppi étudiants yi nekk ca université Gaston Berger bu Ndar dañoo xëy tey jile di doxub ñaxtu ngir rek sàkku lépp leer ci faatub Seynabou Diallo kenn la ci ñoom mu di étudiante boobule ñu ne dañ koo sàkku ba noppi faat ko marche bu ñu amal ci taxawaayu commission sociale bi ak it mbootaayu jigéen yu faree foofule étudiante boobule kon alxamis gi la weesu la ñu gis néewam enquête bi mu ngay wëy ba léegi ñu ngi ko dénk gendarmerie bu Jama. leneen ci xibaar tey jii mooy juróom benneelu fan àtte ñi ñuy tuumal ci mbirum Boffa Bayotte fële ca bët saalumu réew mi am na ñaari rescapé maanaam ñi ca rëcc tey jii ñoo xëy taxaw ci baar bi di nettali yëf yi ni mu demee ni leen ñooñee yoroon ay gànnaay téye ba faat ci ñu bëri ci ñoom juróom benn fan ci weeru janvier atum 2018 la woon ginnaaw si am na kenn ci ñi ñuy tuumal moom tam déglu nañ ko ak ñeneen ñaari ñu témoin bokk na ci chef de village bu Bouro Faye Baynuk ñoom ñëpp déglu nañ leen moom ki ñuy tuumal nag daanaka lépp daf ko weddi ba mu seet wecc mu di ay xibaar yu tukkee ci suñu ndaw la ñu toogal foofu ca Ziguinchor di Boubacar Diassi. ab bataaxal bu tukkee ci ministère de l'éducation nationale bu ngeen doon déglu ñu ngi leen doon wax ab daara bu màbboon fële ca boori Kaffrine ba ay tuut tànk am ci ay gaañu ñu yóbbu leen ci hôpital ba porte-parole ministère éducation nationale nee na nag école boobule bokkul benn yoon ci ministère de maanaam dépendrul ci ministère de l'éducation nationale ndax démb ba léegi ñu ngi wax ci màbb googule moom ministère bi nee na nag ab daara traditionnel la bu nekk foofee ñu naan kër biram Mabo maître coranique bi di sëriñu daara bi moom dafa ñëw ci benn juma bu kenn jëfandikootul mu amal fa daaraam boobee loolee waral ba njombe bi am ci ministère bi nag di ñaanal ñi nga xam ne ñoom ñoo ci gaañu ñu ne ñu tane ak jàmm waaye daal nee na moom nañ daanaka responsabilité am nekku ca muy woo it ñëpp ñuy dugal seen loxo ci wàllum njàng beeg jàngale bi ñu ànd ceeg matukaay yi war sëkk. ñu wax leneen muy fitna gi ñuy teg tout tànk yi ñaare mu mel ni kilifa yi dañoo bëgg mu gaaw fee jóge ci réew mi loolee fexe ba gën a jëmmal stratégie nationale protection de l'enfant ak plateforme protection yeeg prise en charge yi ñu taxawal ko fi ci diwaan bi CDPE muy comité départementaux de protection de l'enfant bu bëccëg ba nekk ca Pikine moom installé nañu ay plateforme ginnaaw benn lël bu ñu amaloon ci diirub ñetti fan ñi nga xam ne ñoom la yitteel ñoom ñëpp taxaw nañu ngir fas yéene def seen kéem kàttan ba fitna yi ñuy teg tout tànk yi mu dañ ciy déglu Abdou Fodé Sow moom mooy point focal société civile ca CDPE bu Pikine ci micro Abdoulaye Anne. atelier la boo xam ne li ñu leen sas mooy lépp lu jëm ci kaaraange fegu fagaru pour que li nga xam ne natt nañ ko ne risque la mun na faagaagal gune bu mu am loolu ñu dénk ko DGS mu nekk koo xam ne dafa bokk amee service ci biir terrain bi fii département bi ki nga xam ne moom la ñuy wax DAS. ginnaaw loolu nag mu amoon beneen tam plateforme bu ñu installé muy
prise en charge mooy taxawu xale bi pour xale amee lu ko jaaxal dal ko te mënatul toog si biir kër ga ñu am place yoo xam ne dinañ ko fa yóbbu mooy centre de premier accueil yi mooy centre yaakaar gune centre beneen boo xam ne lii gouvernement moo ko moom ak ay gindeeg yooyu beneen bi privé bi ñoo ko moom mais lu mu si munti doon bii atelier ñu taxaw tey atelier la pour dooleel ñi nga xam ne ñoo nekk si biir terrain bi doon li ñuy ooyee acteur de première ligne ñi nga xam ne ñooy dund ak askan wi pour que jafe-jafe bu mu xale munti am si ni mu gën a teelee ñu teel koo ràññee am première réponse maanaam tontu bi jiitu parce que nag nguur gi daanu dajul suuf mun koo def yëpp kon nag day am si ñu ñuy wéeru sa ñu ñuy wéeru nag mooy acteur de première ligne yi nga xam ne lépp lu jot rek ñoom seen bopp ñu daw si dox si 70% des enfants am na tolof yu ñuy jonkanteel tóor ba mu gaañu siif teel a maye mu sëy teel a ëmb ak yeneen yoo xam ne demee nañ si kaw lépp luy faagaagal xale pour que li ñu ooyee vie survie développement maanaam dund soxaleku ak màgg. ñu fexe ba xale yu jigéen ñi di des ci école bi yàgg fa loolee tax ba gouverneur bu Fatick moom lañ jël mu nekk exemple ndax moom ab soxna la centre départemental d'assistance et de formation pour la femme di CEDAF ba ca Fatick amal na benn journée mu duppee ko sargal jigéen ngir fexe rek ba ñu def kéem kàttan ngir xale yu jigéen yi rawatina des ci école bi ngir ñu mën caa am la ñu bëgg. Aminata Goudiaby Abdou Karim Bey ñoo ñu teewal ca Fatick. jàngu xale yi jigéen ñi tey itam saxal leen ci école bi ñuy bañ di teel a bàyyi jàng nekk na liggéey boo xam ni centre départemental d'assistance et de formation pour la femme bu Fatick ñoom ñi ngi ci taxaw bu baax a baax waa CEDAF nag journée sargal jigéen bi nga xam ne dañ koy amal weeru mars bu jot ren ji dañ ci fësal ki nga xam ni moom moo di gouverneur bu Fatick nga xam ne jigéen la liñ ci nam rek mooy ñaax xale yu jigéen yi ni ñu gën a góorgóorlu ci njàng mi. ci 14 régions yi benn jigéen moo am waaye président tànn ko indi ko Fatick Fatick nag am rôle bu rëy bu mu joué ci njàngum xale bu jigéen dañ koy won jigéenu Fatick won ko xale yi ndax ñu xam ne am nañ ay référence am nañ modèle yoo xam ne kat jàng dana joxe lu bëree loolu moo tax tey ñu tànn ko waaye dañu nekk ci cadre njàng lañ ko jëlee parce que nag jàng moo yor réew boo gisee ñuy sonn ci njàngum xale bu jigéen éducation des filles modèle yu mel nii moo tax. département bu Fatick rawatina région bi jigéen ñi fës nañu bu baax a baax ci wàllu développement ak itam ci domaine yu bëri gouverneur bu Fatick nag Seynabou Gueye di leen delloo njukkal te itam di ñaaxaale xale yu jigéen yi ñu gën a fonk seen jàng. bu ñu jëlee ma modeste personne pour être la référence je sais que à côté de moi il y avait aussi beaucoup de femmes méritantes femmes yoo xamante ni ay femmes élues lañu ay femmes responsables yoo xamante ni wax dëgg seen taxawaay bu mucc ayib la. centre départemental d'assistance et de formation pour la femme bu Fatick nag am na ab projet boo xam ne ab 2014 ba léegi ñi ngi koy taxawal mu tudd autonomisation des femmes pour leur émergence économique loolu nag ñu ni bañ ko taxawalee ba léegi lu ëpp junniy jigéen ak juróomi téeméer jot nañ leen cee tàggat ci métier yu bëri. projet bii nga xam ne dafay jàppale jigéen ñi ci autonomisation des femmes mu ngi laal fukki GIE ci biir département bi waaye juróomi téeméeri jigéen ak juróom-ñaar fukk ak juróom moom lay laal waaye boo xaymaa li c'est formé lépp ci jigéen ci domaine bu nekk nag ñu ngi toll ci junney jigéen ak juróomi téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróomi jigéen ñoo xam ne moom lañ ñu formé. métital yi nga xam ne moom la ñuy teg ci kaw jigéen ñi profité woon nañu ci journée bi nga xam ne moom lañ doon amal ngir gën cee ñaax jigéen ñi ne saa yu ñu gisee ay métital yu ñuy teg seen kaw ñu jéem di ko dénoncer. jërëjëf Aminata Goudiaby ca Lompoul-sur-Mer nekk fële ca Kébémer foofu nappkat yi nag am nañu lu leen metti ndax nee nañu ay bateau yuy bàyyeekoo bi ci réew ñoom ñooy ñëw di gàllankoor seen liggéey bu baax a baax lu ci mel ni di jël jën yépp di ko yóbbu wala sax ñaaree di yàq seeni jumtukaay ñoom nag ñuy naqarlu loolu ndax nee nañ at yi weesu yépp moom la ñuy dund reportage ca foofu Thierno Fall. fii ci quai de pêche bu Lompoul jamono yi am fi aw jën jafe na lool li ko waral mooy ñii di nappkat yi daanaka ñemeetuñoo dem ci géej gi ndax ragal bateau de pêche yi yàq seenu matériel. fi mu ne boo laajtee bu doon téeméer gaal nekk fukki gaal tam ñu ngi préparé pour gën di Mauritanie pour nappi foofu. parce que fii bu ñu nappee seen matériel day sànku te booy xool gaal gu nekk rek bu fi tëmbaree ay centaine de millions la ciy yeb xam nga gaal bu dee doon ay 6 millions te def ci géej gi. alal la. loolu nag jural ay jafe-jafe yu mag ñi yëngu ci wàllu napp gi fii ci diwaan gi rawatina mareyeurs yi nga xamee ni si jamono yi xaalis bu bari la ñuy ñàkk ci géej gi. en tant que mareyeur da ngay jël ay millions nga investir ko ci géej gi pour que ñu liggéeyal la indil la nga mën cee jëriñ ay doomi aadama yoo xam ne ñu ngi sa gannaaw te loolu lépp tey jii yàqu na te dara yàqu ko lu dul
bateau yi nga xam ne amatuñu frontière ci géej gi. jafe-jafe yooyu nag moo waral ba ñu ŋànk pêche artisanale bi fii ci diwaanu Lompoul-sur-Mer di sàkku ci nguurug Sénégal mu jàppale leen seen diggante ak bateau de pêche yi. kenn mënul tëb jël sa ay 5 millions nga leb banque jënd beteek jënd mbaal sóob ko ngay xool saxaar gi mu koy mbaal di dem xool attanu loolu dina indi ay problème xale yi dañ jël décision dem xeex ak saxaar yi ñun ñëw wàcce mën leen bu leen dem toog leen Olof Njaay nag nee na mag foogoon naa ko mag waxoon naa ko moo ko gën. li ñu bëgg réellement mooy que bateau yi nga xam ne ñu ngi nekk fii ci réew mi di yàq li ñuy liggéey ci géej gi ci jëmmi Rasulullah président république na mu dimbali ngir yàlla mu xool bateau yi ni ñuy organiser woo ci géej gi baaxul. fii ci Lompoul-sur-Mer lu jege téeméeri gaal ñi ngi fi ndaw ñu bëri di ci daan seen doore waaye jamono yi ñu bëri ci ñoom ñi ngi tàmbali di xaddi ndax seen liggéey mënatuñ cee gis seen bopp. ñeneen ñuy woote wàllu mooy ña nekk fële ca Tateen Bambara nekk ci commune bu ñu Notto Diobass ñoom jafe-jafey ndox moom moo leen la jël 8 ay weer a ngi nii benn forage ba fa nekk dafa paan am na sax ay nit yu jóge woon biti réew ñëw foofu ngir tabax fa école waaye lépp dafa tagatémbe ndax ñàkkum ndox moomulee reportage ca bërëb ba Cheikh Anta Diop say laaj ya ñu ngi ci dëkk bi ñuy wax Tateen Bambara nekk ci commune bu Notto Diobass dëkk bii day am na ñuy jafe-jafam ndox ba dañuy dem ci teen yi wala ci déeg yi di fa ëttum ndox mu ñu jëfandikoo ndaxte nee nañ forage bi nga xamante ne moom moo daan nàndal dëkk yi di Tateen Bambara tëb dal jàpp kër Saadaaro coxol ba got forage boobee daa paan ay weer a ngi ni mais malheureusement dañoo ñëw ci jamono boo xam ne te loolu yàgg na Tateen bi nga amoon ndox ci ba nga xam ne forage bi def nañ ko ci Notto Diobass mu ñuy jox ndox ak comité gestion locale la woon mais ñu jël ko ak affecté ko benn organisation bu ñuy wax Aquatec depuis que Aquatec ñëw nag ci gestion forage bi waa Tateen ak je peux dire que waa Diobass yëpp commencé nañu am problème donc loolu problème bu réel la may ma ndox su ngeen ko déggee benn ONG la française boo xam ne dafa ñëw pour jàppale école bi mu mën a am classe su ngeen xoolee ci sama ginnaaw gis ngeen ne am na jàllu suuf am na jàllu xeer am na bâtiment bu bëgg a jóg mënul jóg parce que nit ñi depuis 10 jours a ngi ni commencé nañu liggéey bi mënuñu am ndox guddi mënuñu am ndox bëccëg sauf que ne population bi amul ndox mooy nit ñi sàngatuñu. Tateen Bambara sonn na ci trop suñu doom ñi tamit sonn nañ ci mbaam ñi sonn nañu fas yi sonn na jigéen ñi sonn nañu xale yi jàngatuñu waxtu. loolee tax nag benn partenaire jóge woon tugal di Claudine Poyfa doon jàppaleel école bi di sàkku nag ci kilifa yi ñu taxaw bu baax askan wi yeewoo ci dëkk bii di Tateen Bambara sonn nañu manque ak ndox gi nekk fii ci Tateen Bambara ak dëkk yi ko wër dey bu ñu ci jógulee dina indi jafe-jafe bu tar ci dëkk yi loolee di kàddu yi nga xamante ni chef de village bu Tateen Bambara rotal na ko. Programme d'appui à la compétitivité en Afrique de l'Ouest di PACAO moom li mu bëgg mooy gën a dooleel filière lu ci mel ni wàllu mango wala sax soble ci région Casamance naturelle Oulimata Sarfal di coordonnatrice nationale bu PACAO Sénégal moo yëkkati kàddu yu ni mel ginnaaw ab tournée nationale bu mu doon amal tournée boobu sax moom moo ko yóbbu foofu ba ca Kolda dañuy koy déglu ay kàddoom Abdoulaye Diallo moo ko taataan. mi programme boo xam ne Union européenne daf ko teg pour jàppale koom-koom Sénégal jaarale ko ci ñaari fànn muy soble ak mango jàppale baykat yi nekk soble ak mango parce que yaakaar nañ ni bu leen jàppale ak nit yu bëri ñi nga xam ne ñooy yëngu ci secteur yooyu Sénégal dina mën a jëm kanam waaye jàppale boobu mu ngi tàmbale ci organiser producteurs yi ñaax leen ba ñu mën a booloo liggéey ensemble bu ñu booloo liggéey ensemble ñu mën leen kàttanal pour ñu gën a mën a jaay fii ci Sénégal ak bitim réew ñun nag ñu ngi door a ñëw fii ci Casamance naturelle tey ñu ngi Kolda parce que programme balaa ñuy commencé di def dara fii ci Kolda fii ñu njëkkee mooy ñëw nuyu autorités yi ñëw nuyu tamit service technique yi pour xamal leen projet bi jéem a jël seen ay recommandations seen ay orientations pour incha allah bu ñuy liggéey ci projet bi fii Kolda ñu mën ci am ndam ak li ñu objectif yi ñu Union européenne jox tamit ñu mën ko atteindre. Casamance bañ koy tànn en fait dañu xool yan gox la ñuy bay soble ak mango fii ci Sénégal te ñëpp xam nañ ni mango liñ ko fi bay fii ci Casamance bayuñu ko fa feneen fii ci Sénégal loolu moo tax ñu tànn Casamance ñu tàmbalee nag Ziguinchor Sédhiou ñëw tey ci Kolda pour ànd jàppale baykat yi nga xam ne ñu ngi ci mango bi jàppale leen pour ñu gën a mën a jaay mais balaa ñuy gën a mën a jaay tamit ñu lëkkaloo doon benn gën a mën a production boo xam ne marché bi li mu bëgg ñoom loolu lañ fay indi tamit gën a am ay
revenu yu gën a important ñaax leen tamit ñu nekk ci transformation mi programme. ñu des ci région naturelle bu Casamance ak chambre de commerce yu ñetti région yi nekk foofu muy Sédhiou Kolda ak Ziguinchor dañoo xaatim benn déggoo ngir fexe rek bay xàccandoo di dóorandoo naka noonu ak agropole sud ba fa dina tax ba ñi yëngatu ci wàllum koom gën cee mën a gis seen bopp ñu déglu ci loolu ki jiite chambre de commerce bu Ziguinchor di Pascal Emba ci micro Boubacar Diassi ak Lamine Mondian. Cérémonie de la signature de cette convention tripartite interconsulaire. suñu cérémonie bii ñuy xaatim convention bi nga xamante ni ñetti chambre de commerce yu Ziguinchor Sédhiou ak Kolda ñoo ko bind te bokk ko dafa ñëw ci waxtuwam li tax a jóg convention bi mooy les orientations socio-économiques du pays. Chargé de la représentation des intérêts des opérateurs économiques dans le secteur des activités commerciales, industrielles et agricoles. dañu bëgg a lëkkaloo boole suñuy doole ngir ñu mën suuxat comme diiwaan bu Casamance te ñuy xàccandoo di dóorandoo ci lépp li nga xamante ne moom lañ fi am te ñu mën cee liggéey ngir koom bi gën a am doole ndaxte ñu fi bay mooy opérateur économique yu diiwaan bu Casamance te ñoom ñëpp seen intérêt doon benn intérêt. Une coordination de leurs actions opérationnelles et stratégiques. ñu ngi ruumandaat fan yi yëpp ne dañoo bëgg a yokk limu député yi fële ci assemblée nationale député bi di Malick Gueye moom di ko naqarlu bu baax a baax ci gis-gisam nee na état bi ci boppam li mu war a def mooy xoolaat assemblée nationale ak na muy doxee loolee moo gën di yokk lim bi moom secrétaire national structure parti bi di grand parti dafa jàpp ni joyanti ak fexe ba département bu bees bi di Kër Massar la ko yelloo ci wàllum député mu am ko moom moo gën di yokk lim bi yëpp Malick Gueye mu nga woon fële ca Kaolack ci programme prise de contact bi muy amal ak structure parti foofule ngir waajal élection législative yi ñu dëgmal dañuy dem ca Kaolack fekk ji fa Pam Mbaye Diaw ak Fally Gueye. xam nga yàlla dafa def man dama bokkoon ci commission de réforme du règlement intérieur de l'Assemblée nationale ci législature bi passé mais dama leen bëgg a yëgal fii Kaolack commission boobu ñaari réunion la def ci législature bi ñaar. réforme yi ñu waroon def ci 13e législature defuñu ko tant que defuñu réforme de fond à l'Assemblée nationale sénégalais yi bu ñu yaakaar ni ëllëg bu diw génnee Assemblée nationale keneen dugaat foofu si mbir mi day changer parce que x la ñuy génne dugal y li ñu war a régler mooy l'image du député ñun nañu régler loolu bañ naan dañuy yokk budget Assemblée nationale dañuy yokk député yi nañu régler image bi ñu sénégalais yi jàppee mais diaspora bi 15 ya fa nekk na président de la république xool ak ministre de l'intérieur ñu xool nu ñu koy wàññee dugal ci département Kër Massar département yi am na ñu am 5 am ñoom 7 nañu wàññi fii ñi am 6 ñi lay am 4 ñu jël jox Kër Massar ay na ay possibilité mais yokk 8 députés pour lan après ñu ni dem nañ 200 députés mais bu fekkoon réformer nañ assemblée nationale ba dañuy fale député askan wi di fal directement député ñu am projet parlementaire loolu nag damay lancer un appel à la coalition Yewwi Askan Wi il nous faut un projet parlementaire rapidement projet parlementaire boo xam sénégalais dañ koy xam ñu xam quelles sont les réformes de fond yu ñu war a def à l'Assemblée nationale sénégalais yi xam ne ñun bu ñu ñëwee. ay session de formation mu ñeel processus budgétaire leader yeeg élu yi ci mu gën a yitteel nag ñi nga xamante ni dañuy dund ak laago fële ca Sédhiou liñ ci nam rek mooy ñu gën a mën a défendre initiative budgétaire yooyu lee te ñu jagleel leen ko ñoom Yatma Fall moom mooy président fédération sénégalaise association personnes handicapées moom la ñuy déglu ci micro Bakary Konte ak Khady Diamé. indi tey former suñu responsable association handicapés yi. surtout handicapés yi nga xam ne dañ leen a fal ñu nekk ay conseils municipaux wala ñu nekk ay conseils départementaux ndax xam nga fédération bi dafa defoon plaidoyer bu mag avant élection yi pour que ñu mën a jël en compte question handicap ba tax na bëri na liste yoo xam ne handicapés yi duggoon nañ ci ba élection yi pare gis nañ ne bëri na handicapés yoo xam ne fal nañ leen ñu nekk conseils municipaux wala ñu nekk conseils départementaux léegi nag beneen étape bi pour fédération bi mooy suñu mbokk handicapés yooyu nga xam ne fal nañ leen ñu capacité leen jàngal leen wax leen lan mooy collectivité locale nan lay doxee nan la budget bi di doxee pour que ñoom ñu mën a xam ban tànk la ñu mën a taxawee pour dugal soxlay handicapés yi ci collectivité locale yi surtout ci ni ñuy defaree budget yi ak yooyu. formé waale aussi ñi nga xam ne
dañ leen a fal ay élus locaux yoo xam ne du ñu handicapé ñoom tam ñu sensibiliser leen former leen si lan mooy handicap naka la ñu war a toppatooy handicap ban intérêt moo am ci gérer handicap donc loolu la ñu def fii Sédhiou si ñaari fan yi dañuy continuer si yeneen régions yi parce que dañuy wër Sénégal yëpp ndax IBP ñaari at yi yëpp ñoom ñooy jàppale handicapés yi Sénégal di leen gunge di leen accompagner donc ñoom ñoo ñu gunge ci li ñuy def nii ñuy wër Sénégal seet dajale sunu conseillers handicapés yëpp di leen former di leen dooleel di leen yee aussi ci ñu xam nan la collectivité yi di doxee. soxna yi nekk fële ca Podor fexe itam ba ñu moom seen bopp loolee mooy mbébétu maire bu Ndioum ak ñëpp ñi nekk ci département boobule ñoom dañoo jël dogal ne dinañ gunge soxna yi nekk ca Fuuta lu ci mel ni 2 junni ci lim jàppale leen tàggat leen ci transformation produits locaux wala sax taxawal ay centre d'essai ci arrondissement yëpp ci loolu la ñuy déglu Mamadou Dem ci micro Seynou Diop. Cheikh Oumar nee na arrondissement bu ne dinañ ci taxawal centre bi nga xam ne mooy nekk naataango centre bu mu am ci ministère am ni ñu ko tuddee centre de recherche et d'essai centre boobu fonds de roulement am di toll ci 6 millions dina ko ci def centre boobu dina former 2 junni jigéen di ko former ci chaque arrondissement ñooñu nag pour ñu taxaw ci dimbali jigéen yi di dimbali jàppale leen tamit ci lépp li nga xam ne mooy soppi produit yi ñu am ci sunu mbéy di ceeb di soble di leneen lépp li nga xam ne mën nañu ko soppi dina ci boole 2 moto pompe pour chaque commune dina ci boole benn frigo benn congélateur loolu yëpp pour jàppale jigéen yi seen denc pour mun a denc seen lépp li nga xam ne dañ ko am ci seen i mbéy ak li ñuy meññ ci gox bi. CREC bi boo ko formé 2 junni doomi aadama di jigéen ñooñu tamit pour ñu mun a liggéey mun a tamit. habilité ñeneen ñi nga xam ne dañ leen former ay relais la ñu doon ku ne bu nee ci doxam dina mën a former ñeneen. tey jii ci ngoon président Macky Sall dina inauguré hôtel Riu Baobab nekk fële ca Pointe Sarène ñu jàpp ni moom mooy hôtel bi mag fii ñu toll fii ci Sénégal nekk lu toll ci juróom-benn fukki kilomètres aéroport international Blaise Diagne bu Diass inauguration bi kon tey jii ci ngoon lay doon. bés bi ñu jagleel lii di théâtre tax ñu doxantu fële ca diwaanu Mbàkke seetlu gi mooy aar bi dafa dellu ginnaaw bu baax a baax ndax jafe-jafe yi ñu am ci wàllum toppatoo wala sax ci ay koppar ak lu ni mel loolee waral ba ñi ci yëngatu ak ñi ko jiite li ñu bëgg mooy defaraat ko bu baax a baax gën a tàggat nit ñi ba ku mën a nekk artiste képp yaay mën a dugg ci aar bi Papa Balla Gueye Talla Samb. il faut yeneen ci gox-goxaat Jurbel nag moom daanaka desul gannaaw ngir daal di bànneexu ci bés bi nga xam ne moom la ñu jagleel théâtre ci àdduna bi wërngal këpp ñi nga xam ne ñooy artistes yeeg ñenn ci kuréel yi jamono ji daal di taxaw temm ngir daal di amal lu ni mel donte nag ay jafe-jafe ñu ngi koy nemmeeku ci théâtre bu Sénégal ci bépp fànn ci diwaanu Mbàkke Daouda Mbeng moom moo nekk coordonnateur national collectif des associations artistiques pour le développement de l'art dramatique. il faut ñu identifier les acteurs parce que théâtre tey dafa doon métier boo xamante ni ku jóg rek ni man comédien laa ñi nga xamante ne dañuy def TikTok ñi nga xamante ne dañuy def ay kii su YouTube wala affaire yooyu yëpp ñëpp dañuy wax comédien alors que le théâtre est un métier le théâtre se joue sur la scène mooy théâtre bi nga xamante ni bu njëkk ay groupe de théâtre daan nañ jóge fii di ko yóbbu bitim réew di fa jël ay trophées yu bëree bëri théâtre bi ñuy defaan mooy théâtre bi nga xamante ni Fesnac bi nga xamante ni ñu ngi ko war amal te ñu wax ni région de Diourbel jël na ci ay trophées yu bëri nga xamante ni tey jii daanaka lu mat ñetti at wala ñeenti at nii mu ngi tàmbali naax saay te yooyu bu ñu ko seetaanee dañuy dem ba dañu koy ñàkk. moom mi directrice centre culturel bu Diourbel Yacine Ngom di rafetlu taxawaayu ndaw yi ci diwaanu Mbàkke waaye nag mu jàpp ne faw rek ñu daal leen di gën a tàggat su ko defee lañ ci bëgg mu doog a mën a antu. donc nañu gën a faral formation bi je pense que loolu lañ gën a mën a def pour mën a vraiment relancer waat théâtre bi fii si département de Mbacké mais aussi région de Diourbel ñun en tant que ay administrateur am nañ ci cër mais aussi les acteurs ci boppam ñoom tamit dañ cee am cër boo xam te ni war nañ ko mën a jouer. défi jamono ji mooy daal di suqali théâtre de scène acteur ak ñi nga xamante ne ñooy nguur gi fas yéene nañu booloo yëkkateendoo tey dóorandoo ngir daal di gën a fësal aada ak cosaan waaye tam fexe ba dootul deltu ginnaaw.
kaddu yi Éric Zemmour yëkkati jëmale ko ci sénégalais yi mu ne ñu ci bëri ay trafiquants lañu parti Pastef bi di ko naqarlu bu baax a baax les patriotes ñu ne nag ambassadeur bu France nekk fii ci Sénégal ministre des affaires étrangères da ko war a woo ci nu mu gaaw a gaaw teg ci ambassadeur bu Sénégal ba ca France moom tamit ñu yabal ko mu dem ci kilifa yi ca France foofu lay wax leen ne kaddu yi neexuñu dara ak état bu Sénégal moom Éric Zemmour it na jéggalu askan wi yëpp moom parti Pastef dafa jàpp ne rek état bu Sénégal daanaka ni ñu jëlee yëf yi daal dafa xawoon nooy torop seen communiqué bi nee nañu taxu ko am doole torop léegi dañuy jàll ci tàggat yaram ñu ànd ci ak Cheikh Tidiane Diaw Cheikh maa ngi lay nuyu. maa lay fay soxna Nata. tàggat yaram dañ koy door rek match Sénégal Égypte ëllëg incha allah ci Diamniadio mu mel ni billet yi jeex na. fi mu nekk nii daal suñu sukkandikoo ci waa fédération sénégalaise bu football jàpp nañ ni ñoom pare nañu ci njaay bi ndaxte li ñu tegoon ci marché bi yëpp jeex na ki ñu xamal loolu di Seydou Sané nga xam ne ni moom mooy chargé de communication bu fédération sénégalaise bu football mu nekkoon tey ganub Info Matin dañ koy teewlu kàddoom Chérif Dia moo ko tataan. mardi ba tey la ñu commencé jaay mardi bële bi ñu commencé jaay ba léegi ñi ñaa ngi si parce que nu munta mel ñu bëri jënd nañ ticket te ñu bëri tamit bëgg nañu fekkee match bi mais sénégalais yi ñun ñaata lañu mat na 17 millions habitants ñëpp bu ñu bëggoon ñëw terrain sax mënu quel que soit lu ñu mënta def ci jaayum billet mais ñëpp bu ñu bëggee ñëw mënu il faut mu am ñu ñëw ñu fekkee mu am ñu fekkeewul même Égypte ñaata millions d'habitants plus de 100 millions d'habitants 64 000 spectateurs la ñu am loolu war nañ ko nangu nag bon mais day fekk chaque fois yaakaar moo tax nit ñi dañuy yaakaar chaque fois que am na billet yi des mën nañ ko jaay am na ñuy jaay am na ñuy def nii moo tax nit ñi di fees toujours bëgg a fekkee loolu nag lan la wane na ni sénégalais yi dañu bëgg football sénégalais yi dañu sopp seen équipe sénégalais yi dañu yaakaar ci seen équipe te sénégalais yi am nañu li nga xam ne tamit tey animé na leen mooy la volonté de gagner billet yi fu mu ne nii billet pour am billet jeex na parce que billet yëpp yoo war a am jaay nañ ko ñëpp am nañ seen billet donc ñëpp ñi nga xam ne tamit jënd nañ ko ci plateforme bi te jotaguñu te jot nañ seen facture bloc muy boucle baa ngi généré te dinañ jot seen facture dañ jot seen billet ñëpp nekk jàmm mais ñu moytu di jënd billet yi nga xam ne yooyu du billet yu baax boo ñëwee foofu gendarmerie da lay téye parce que da lay jàpp am nañu jumtukaay yi nga xam ne day wane ni billet bu baax la wala. ci point de vente yi bu ci mel ni point de vente Jotali bu Liberté 6 ba démb nag sénégalais yi dañu fa feesoon dell di wut billet waaye li ci gën a doy waar mooy ñi nekk ci marché noir bi revendeurs yi ñoom ñoo jënd ticket yëpp di ko jaayee lu cher ñu teewlu ci reportage yu Cheikh Diop ak Youssou Baro. di ñaawlu affaire yi ni mu demee nii rek parce que lii boo gisee Sénégal dañu amul organisation ci wàllu football quoi lii boo gisee faute fédération la. parce que boo xoolee ful bi lii dafa ñaaw depuis si suba ba léegi 6 heures du matin ñu ngi fii am na ñoo xamante ne dañaa bàyyi seen i doom am na ñoo xam ne dañu mujjee obligé woo seen i jabar ñu ñëw di leen rangal pour ticket lii dafa ñaaw parce que war nañ mun a am méthode boo xamante ne dañu organiser wu pour Sénégal mun a développé wu. lii nii yëpp si développement la bokk ticket bii nii boo gisee 3000 francs lay jar mais dafa am ay booy yoo xamante ne fii 8000 francs lañ koy jaayee. yaa ngi dégg di jënd di ko jaayaat ay 8000 ay 9000 loolu dafa ñaaw. mais affaire dafa métti quoi xam nga ñun dañuy jógee Dakar wër nañ billet yi ba sonn Dakar lañ jógee nii en tant que supporter xam nga ñun dañuy sonn si équipe bi guddeeg bëccëg ñoo ngi si équipe bi xam nga di leen jàppale di leen defal lu nekk mais yàlla def na xam nga amuñu billet fii gis nga fii nii ful bi nu mel. non man fajar ba léegi maa ngi fii aw ma billet presque 7 heures laa fi ñëw ba léegi nii maa ngi ne aw ma billet. affaire bi métti na trop quoi mënoon nañ jël billet yi jaay ko feneen fu gën a yaatu fii dafa xat jël billet yi di ko teg fii si kaw tali bi nii xam nga wóorul. depuis si suba si ñoo ngi fii taxaw am na ay paa yoo xam ne dañoo màgget loolu moom si gën a métti man paa yi màgget ñi ngi fii taxaw fii depuis ce matin gars yi ñëwaguñu woon de léegi lañ ñëw depuis imagine depuis 8 heures ba léegi gars yi ñëw sànq ñi ngi loon doon yuuxoo yaa ngi dégg ay yuuxoo revendeurs yi nag ñoom ñoo ma gën a métti ba pare sa ticket suñ koy scanné yow ma jiitu la esat man maay dugg sa ticket parce que scanné boobu numéro bi rek moom ñaaw ba pare ticket 3000 la koy jaayee 8000 xamoo ba xam waa ji
maçon la day manœuvre wala day yenu wala day yett dafa metti gis nga Sénégal dafa metti dëkk bi dafa metti gars yi dañoo war a jàppale dañoo sonn. revendeurs yi gis nañ ni dañuy jënd les tickets à 3000 francs di ko jaayaat à 8000 francs les tickets yi nga xam ñoo jar 10 000 ñu doubler prix bi di ko jaay à 10 000 à 20 000 francs te loolu je pense que waru woon a nekk yoon quoi li waroon a am bu amoon yaakaar naa ne du demee noonu. ñun moom franchement ça nous tient à cœur quoi lii bon mënoon nañ ko organiser neneen quoi voilà vu que match bi c'est un match capital pour le Sénégal. et que match la boo xam te ne forcément dañu war a qualifier vu que football Sénégal fu mu toll yaa ngi dégg bon kon mënoon nañ ko faciliter la population quoi. doy na waar mu mel ni gendarmerie nationale nag wax match bi wax kaaraange am na benn plan de circulation bu bees buñ taxawal. voilà ci loolu dañ ciy teewlu explication lieutenant colonel Abdou Mbeng commandant de la légion des gendarmeries ouest bu ñuy xamal ñu bëgg a ñëw stade naka la ñu war a def. Les spectateurs qui viendront de Dakar vont quitter. ñi bëgg a ñëw stade di jógee Ndakaaru ñoom dinañu génnee ci sortie 11 ci autoroute à péage bi. après dinañu topp yoon bi ñëw ba ci rond-point bi suñu yegsee foofu def tour bi ba ci sphère ministérielle suñu fa yegsee dinañu dem ba ci ñaari voies yi foofu nag dinañ fa fekk ay gendarmes yoo xam ne dinañ leen orienter en fonction macaron maanaam xeetu laissez-passer yi nga xam ne ni yor nañ ko ñu yóbbu leen ci parking extérieur bi ngeen di gis fii. mu continuer di dugg ba ci parking VIP wala tamit ñu def tour bi ngir ñu yóbbu leen ci parking officiel yoon boobu nag ñi nga xamee ni ñoom ñoo ko war a jël mooy uniquement ñi nga xamee ni dañoo yor macaron. ñiy jógee Mbour ñoom dañuy génn ngir jël aller bi nga xamee ni moom moo leen di yóbbu Sicap comme flèche bi ni ngeen koy xoolee ni suñu yegsee ci rond-point bi. ñu jël direction dem ba Sicap ci hauteur boobu nag dinañ fa fekk ay gendarmes yoo xamee ne dinañu leen diriger ci ay différents parkings lu su weesoo parking officiel yooyu nag dina am yeneen i espace yoo xamee ni gendarmes yi dinañu ko transformer en parking ci seen initiative. Donc espaces qui peuvent servir de parking mais à l'initiative des gendarmes. voilà égyptiens yi nag naata ñoom ñëw nañu démb ci guddi ñu wàcc fële ca aéroport international Blaise Diagne comme ni ngeen koy gisee ci image yooyu Pape Samba démb nag yaa ngi koy gis mook ñoom Salah ak i mbokkam bi ñu wàccee nag foofu ca aéroport yu nag amoon na comité d'accueil comme ni ñu koy waxee gune yi nekk di ko yuuxu Sadio Mané am ñoo xamee ni sax di ko wax ay kàddu yu tegginewul loolu yëpp di wane tension bi nga xamee ni am na ci jongante bi di dox ci diggante Sénégal ak Égypte tey si ngoon ñu nar a entraîner foofu ca stade de Maître Abdoulaye Wade bu Diamniadio Sénégal moom naa ci terrain annexe bi la ñuy entraîner ndaxte Égypte moom veille de match moom moo am droit entraîner ci stade bi après entraîneurs yi dinañu amal seeni conférence de presse d'avant match ñu jeexale ko ci Ligue 1 sénégalaise naata 15e journée bi nga xam ne joué nañ ko ci week-end bi résultat yi nag nii la tëddee Jàmbaar moom Teungueth FC daf ko fekk ji daan ko ñaari bal ci benn Génération Foot Dalal CNEPS daan ko ñetti bal ci benn Casa Sport Mbour Petite Côte Casa moo gagné ñetti bal ci benn Linguère Jaraaf match nul 1 but partout US Gorée moom Ndiambour daf ko fekk ji daan ko benn bal ci dara AS Douane daan Guédiawaye Football Club benn bal ci dara Dakar Sacré-Cœur fekki AS Pikine daan ko ñaari bal ci dara ci classement bi nag Génération Foot ak Casa Sport nekk ci kaw GF jël P Casa deuxième ñoom naar ñëpp 29 points la ñu am Guédiawaye Football Club nekk ci ñetteelu place bi ak 23 points ci suufa suuf nag Mbour Petite Côte premier relégable ak 13 points 14e Ndiambour mi nga xam ne moo mujj ci classement bi am 12 points. Tidiane Diaw merci rendez-vous tey ci guddi ci sport à la une. Voilà c'est ça merci beaucoup léegi dañuy jàll ci yëglekaay yi li ñu xëyee tey jii.
jërë ngeen jëf Seynabou Diallo di xale bu jigéen bi doon jàngee ci université Gaston Berger bu Ndar te ñu rey ko l'Observateur nee nañu léegi tey ñu am takk bu wér ci ki def jëf jooje ubbil yéenekaay bi gendarmerie bu jam ak yore enquête bi jàpp guñu ci kenn waaye am na koo xam ne yéenekaay bi nee nañu li leer ba leer danañu ko wool mu di xale bu góor bi doon génn ak ndem si yàlla Seynabou Diallo ndax nee nañu moom waa ji woo na xale bu jigéen bi ci téléphone am quelques minutes laata muy réer téléphone xale bu jigéen boobeet l'Observateur mi ngi ñuy wax ne enquêteur yaa ngi koy wër waaye gisaguñu ko ñu gis ci xët mu njëkku Libération mbir meneen mu yémeeti benn femme bu ñu naan Mariama Mané moo jàpp ñaari doomi jëkkëram kenn ki ñetti at lam ka ci des am ñeenti at mu jël leen jëlug buum yeew leen ci ba ñu ne ngodd di leen dóor ak a saaga filmé yëf ya jël vidéo bi yónnee ko yaayi xale ya bi mbiree siiwee ci la ko sandarma yu ñoo roy demee jëli journal bi nañu moom ndaw si nee na li tax mu def loolu moo di yaayu xale yi sëyatul ci kër ga tas na bu yàgg waaye terewul fa mu toog la toog di yëngal ab sëyam mortal combat mu di defante bu rëy Sud Quotidien nee nañu ko yóbbu séntu ko ci élection législative yi ñu jëm professeur Mamadou Diouf bu Columbia Université di ko dëggal ci yéenekaay bi ba di fa wax ne du yomb ci pouvoir bi du yomb ci opposition bi question de vie ou de mort lay doon ci ñaari wàll yi wàll wenn mu di pouvoir bi seen jiit di Macky Sall moom la journal L'As xëy ci xëtamu njëkk ba dañuy wax ne li ñu naan potum biir ne ca la Macky Sall toll ak waa kër mi ca Fatick ñi amul lu leen neex ci ñi mu tànnoon jiital leen ci élection locale yi weesu ñoom la dajale woon doon waxtaan ak ñoom laas nañu teddu woon moom rek ndax soxnaam di Marème Sall ci jamono ji nga xam ne Macky Sall ma nga doon dajeek responsable yi moom première dame it mi ngi doon gisee ak jigéeni majorité bi doon waxtaan ak ñoom nee nañu sax am na ay leaderi opposition bi yu mu giseel waxtaan ak ñoom ngir bëgg ñu ñëw ànd ak Macky Sall jàppale ko mu liggéey réew mi direct ci news nañu booba fekk na Fuuta toj na ba mokk rumbux maire bu Njum di Cheikh Oumar Anne moo fa doon sargal jigéeni Njum yi waaye wane na fa ne doole doxul jàmm démonstration de force pire yéenekaay bi ne nañu moom lañ fa gis mbooloo mu bari ba jéggi dayo mbooleem fu force vive nekkoon ci Fuuta rek bàyyi nga la nga jàppoon dem wuy ji njiital nouvelle dynamique de l'Alliance pour la République journal bi nañu ci élection législative yi ñu weesu moom maire bu Njum ministre enseignement supérieur moo jiite woon liste coalition Benno Bokk Yaakaar ci département bu Podor ba ñu gagné fa lu rëy moo waral ba ci législative yi ñu jëm jigéen ñi nee nañu nawoon fa woon nañu ko jiital ñu toppaat ci ginnaawam sursoi nañu teddungal débbal la Cheikh Oumar Anne woote woon ca Fuuta waaye la ñu fa gis ci mobilisation ci jamono joo xam ne ay weer rekk de suñu digganteeg élection député yi li muy firndeel moo di ceex na do Njum wane na signal bu fort ci ne kenn du ko jam naani ca Fuuta journal L'Info Tribune Vox Populi L'As ak L'Observateur ñoom it xëy di dëggal xibaar bi ca Fuuta googee ba tey ak Vox Populi mi ñu xamal ci xëtam mu njëkk ne ca bokki jawe jigéen ña fa nekk te fare ci majorité bi jox nañu bopp kii di Abdoulaye Daouda Diallo ca Thiès it Direct News mi ngi ñuy xibaar ne wote législatif yi du fa sedd ne am na kuréel gu ñu fa taxawal keroog mu di convergence patriotique pour l'émergence suñu réew te waa ji di Lamine Gueye jiite ko ñoom it kuye bu bàyyi leen xel bu baax Tribune xëy di bàyyi xel ci fukki at yi Macky Sall def ci bopp réewum Sénégal li mu ca jànge ba tënkee ko ca moo di ci 10 ans yi Macky Sall jiiteegum Sénégal mission non accomplie moo di ab bilan maanaam li ñu doon xaar ci moom lu ca bari matalu ko coordinatrice nationale des enseignants de l'Alliance pour la République di Maymouna Sissoko Khouma di ñu wax ci journal La Tribune ne mbooleem lu askan wi doon xaar ci président Macky Sall ba tax ñu faloon ko 2012 ci fukki at yi mu defagum ci bopp Sénégal wane na ne mi ngi ciy def lu am solo ne pont bu Foundiougne bi mu ubbi kër rek doy na ci firnde ndax pont la boo xam ne yàgg nañu ko bëgg yàgg koo jooy ki mu tudde pont bi di Nelson Mandela Maymouna Sissoko Khouma ne dafay wane fi mu teg Afrique teg fa africain yi teg fa unité africaine africain yépp lu ñu yàkkamtee xam bokk na ci fan la Sénégal di mujjeek Égypte ci qualification coupe du monde Qatar 2022 entraîneur équipe nationale bu Sénégal di Aliou Cissé di ñu wax ci xët mu njëkk Vox Populi ne ay supporters yu tàng jër yu supporter lu saf sàpp lu ñu bëgg talaata ji di ñëw ci stade Abdoulaye Wade ba ca Diamniadio mu ne na verte son rouge gi takarnaase ci grade yi Les Échos nañu El Tactico di Aliou Cissé mi ngi teg pression supporters yi ngir ñu summi west yi tekki karawaat yi sol may équipe nationale bu Sénégal ñëw stade supporter équipe bi équipe ba kenn ca footballkat yi mu di Abdou Diallo Les Échos ne nañu forfait na élongation adducteur la am ba tax dina toog lu mu gàtt-gàtt ñaar fukki fan yu mu dul football Eumeu Sène defati na ko Bombardier maa nga ca lamb ja sunu lamb nañu démb la woon ci arène nationale ci juróom-ñeenti minutes yu teg ñeent fukki seconde ak juróom-ñeent ci la Eumeu Sène borom tay shinga daane B52 ci 4 appui la ko daane. jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye sant la gërëm la ak yéen ñi àndoon nag télévision Futurs Médias ci xibaar yi rédaction bi dig leen daje incha allah à partir de 19h léegi dañuy delloo antenne bi Pape Cheikh Diallo ci midi plus Pape Cheikh mi ngi noonu ñu bàyyi la nga eggali. mais Naata namoon naa la nag Naata. maa la raw. finalement et puis voilà quoi un jour j'ai dit à sama